bu demee ba sentir ni moom mi la mu waroon jot ay àq ci soxnaam jotu ko te du xeex du xuloo am na gàcce am na loo xam bëgg koo def nit ñi mais kooku dem buy takki jabar en général xol bu tàng lay takkee jabar. léegi yaa Seyda maa ngi ñëwaat ci yow Père ak Prospère léegi dañuy may ma dem ci Sophie ak Bara après ma ñëwaat ci yéen ñu jël téléspectateurs yi d'accord ay ci Sophie. yaa Seyda dafa laal point bu am importance mu góor yi nga xam ne amuñu jàmm seen biir kër ba tax ñuy génn mais ni ñu leen di dégloo di leen nangul li ñuy wax ci polygamie les bienfaits de la polygamie ni ñu leen di dégloo ci polygamie ni mu nekkee loo xam ne dañ ko autoriser le góor noonu la tamit amee ay doomu aadama yoo xam ne monogamie moo leen arrangé Safia on est dans une société nekkuñu ci loo xam ne muy man Sophie damay obligé nit ñi wala ñuy wax comme si par exemple les gens dañoo bañ polygamie bañuñu polygamie dañu poser question ñu ne ndax mën nga aimer ay nit plusieurs fois dinaa répété wu 5 secondes avant may avancer mani la déedéet parce que gën a beeg ñàkk yamale bi ci mbëggeel bi mën na indi sax je réponds ci cadre polygamie lii nga xam ne moom la ñuy gis généralement ci kër gi papa nga poser question bu am importance ndax ñun ñëpp am nañ doomu baay ma ne la waaw ba xam sax ay doomu aadama yu am doomu baay papa ma lay laaj ndax yow tegoo sa bët ba waykat yi di ko way ay njaboot yu bari yu yàqu te ay mbiru ay wujjante moo ko yàq yow Fall avant may ñëw ci contexte teg nga ci sa bët pourtant nitu démb nga léegi li nga xamante ni moo graaw mooy contexte bi am na auditeur bu génn wax lu am solo ci wàllu stress bi ñu nekk di dund jamono ji ci wàllu gënatle bi nga xam ne balaa sax balaa polygamie sax même les couples monogames nit day génn wàlliyaani ba xolam sedd ñëwaat fekk si jabaram dinaa ci ñëwaat contexte social bi nga xam ne ñi ngi koy dund instant yi nii est-ce que mën nañuy wax waxu polygamie est-ce que tey mën nañu taxaw di wax que ne am na doomu aadama yoo xamante ni ils sont bien dans leur ménage ma ni la waaw ñu dem ba ci biir ma ni la xamal tamit ne y a des polygames yoo xam ne ñoom ñoo ko waxal sax seen bopp mérité wu ñu nekk polygame ci ni ñuy doxalee ak seeni soxna papa nan ngay may ma avancer tuuti après vous pourrez poser vos questions ci ngor damay wax maa gën a tuuti ci plateau mais je réfléchis en même temps ci ngor rek nga war a mën a takk soxna mu am gànt Alaaji Baara wala mu feebar nga war a a taxaw man je parle de la vie rek en général logiquement nga war ko taxawu moom namu la taxawoo peut-être boo feebaree nga xam ne moom bu demee ba am 30 ans adduna du neex ba mu amati borom kër ba nag yow âge bi nga toll mën nga fasaat soxna wala noo mënti toll mën nga takk soxna dugal sa kër ci différence d'âge yow nga war a mën a taxawu ko ba mu wér mais nga bañ a takk soxna parce que soit day gànt wala dara diggante jigéen buy gis mbaax wala bu dul gis mbaax même dans les couples monogames bu jigéen di gis mbaax doo am accès ci sa jabar te da nga koy muñ parce que yàlla moo ne mënoo séq ak moom muy gis mbaax muy juróomi fan wala ñetti fan wala juróom-ñaari fan donc l'aspect sexuel pour man ne compte pas du tout ci biir couple ñii dañuy mën a retenir ñii mënuñu retenir bu ma demee plus loin recommandé dafa am obligé am autorisé am ma wax ko ci wolof parce que parfois tubaab yi ñuy làkk sax moo tax ñu ñuy def ay tubaab yu ñuul ak yooyu autorisé mooy yàlla nangul na la obligé mooy yàlla dafa ne dangaa war a recommandé mooy yàlla dafa digal donc il faudra tamit bu ñuy wax ak nit ñi ci diine ñu ne la yàlla dafa ne parfois ñu discuter ma dal ci autorisé ñu wax ma dégg lu recommandé ñu waxaat ma dégg obligé il faut tamit ñuy leeral nit ñi que ne la polygamie c'est un choix comme les autres yàlla forcé wu ko kenn mu ne la wante soo nekkee polygame lii ak lii moo la warte dangaa war a yamale c'est ça le débat du nga taxaw obligé nit ñu nekk polygame mënuñoo wax ba yàlla forcé góor pour mu takk ñeenti jabar mënuñoo wax ba yàlla forcé góor pour mu takk benn jabar ku ne la nga mën fi sa doole toll fi sa xol toll ak fi la sa xel toll la suñu borom ne nga def ñu ñëwaat encore ci contexte bi papa dëgg la ne jigéen yi bëgg nañ sëy ban jigéen moo bëggul sëy tout le monde veut se marier mais ku nekk ak choix bi nga bëgg sànq danga ma wax ma ni la papa kooku bu ma takkee comme deuxième femme du am jabar parce que si sama benke ñenke ci sama jooy sama jëkkër ci bëgg nekk ak sama jëkkër tous les jours dinaa ko sonal kon bu boobaa mu def erreur dem takk koo xamante ni tey dafa ñëw dugg si tas këram équilibre laa wax mbir mi du nga am plusieurs femmes wala nga am benn femme mbir mi mooy nga mën a am njaboot bu barkeel et une famille équilibrée et pour que ta famille soit équilibrée il faut nga am temps wu yar sa njaboot papa il faut nga am temps wu xam sa soxna il faut nga am temps wu xool ni ngay def ma gën a xuusaat encore ci polygamie
ci wàllu ñi nga xamante ni dañuy abandonné ak négligé ñaata yoon nga gis yow papa di góor bu takk 2e wala 3e femme këram takk wala mu takk 2e wala 3e femme aawam dem te aawam def na fa 30 ans mbaa 20 ans mbaa 10 ans bi dara dul dara ñoom ñaar nan la ñuy woowee loolu négligence bi 2e femme ñëw ki weenam freshoon bi nga koy takk weenam sëgg na butitu njurukaayam presque sax wëlbatiku na négligence ñëw te loolu noonu yépp papa yàlla nanguwu ko du ma nangu tey ku ne ma yàlla nangu na ko du ma nangu suba ku ma ne yàlla nangu na ko parce que yàlla nanguwu ko Dieu n'aime pas l'injustice te yàlla musul injuste am na jigéen boo xam ne dama lay jox benn du ma ci xuus parce que sama âge permettre ma sax may dugg ci yenn domaines yi carrément mais papa jigéen nee na dafa am problème mu kanam infection ba mu ko amee borom këram dafa ne ko yow gisatuma set ci yow ba ñu am ci problème ci wàllu kanam ba mu demee gisi ji sage-femme dafa ne ko ci ban famille ngeen ne mu ne ko famille polygame mu ne ko ñoom ñépp ñu dem xool ji seen wàllu wér-gu-yaram seen kanam damay joxe exemple mooy ne ba ci même boo demee bay takk ñeenti soxna wala dara y a d'autres obligations qui viennent derrière mënuñu toog fii di def comme si ay polygamie ay les familles sont parfaites muy monogame bi muy polygame bi y a des situations qui sont déplorables ay doomu baay ñi ngi fi duñu xoolante te ci seen sëyi ñu yaay la woon ci seen papa ni mu gënatlee woon seen yaay la woon ci gënatle bi day feeñ ci jigéen yi ba ñëw ci doom yi am na ku ko laal sànq am na fa ay doomu baay yu bëggante ankañ man samay doomu baay dama leen bëgg ba duma gis waxuma loolu ñooñu wax ngeen ko ba pare waaw doo leen ma may ma développé loolu wax ngeen ko ba pare ba ne ñuy tuddanteeg doom waaw non papa wallaay bañaluma te leen ko dama ne dama leen a nangul li ngeen wax doomu baay niñ fi nekkee di bëggante niñ fi nekkee di tuddante te man am naa ay doomi baay bëgg leen na ma ne noonu la ay doomi baay dul laalante may leen ma waxuma ne ñëpp la bokk dama ne ndax lan ci gënatle bi ba ci gënatle bi ci njaboot bi gisoo leen loolu yéen waaw d'accord jàllal soo merci je passe tonton Bara ñëwal ci li Sophie yàlla na ci yàlla def ñuy dégloon te aussi parce que dànkaafu nit ki yàq ay waxam itam baaxul day yàq débat bi rek Sénégal ñi ngi def ñeenti jabar ni ko l'islam bëggee mais aada lañ koy defee aada ndax du ñu del matuwaay yi ci war dog koo def mbaa bu ñu ko defee ba pare nu ma neexee laa koy defee waaye du doon lislaam bu dee weeru koor dañuy jaxase jigéen ñi góor ñi ci conférence yi di jëw di rambaaj di waaba jiba di taxawaalu di defi àq ba koor gi jeex bu dee màkka jigéen góor ku mënul faatixa day jël 2 millions 3 millions ne day dem màkka par force parce que aada la fi culture lañ ko def. ah soo mënul faatixa wala dem màkka. dëgg ma la wax. nga ne tuddee lu mu wax mu ne boo xam soo mënul faatixa doo dem màkka. dafa am ñoo xam ne. dañ koy def parce que culture la. mais bu mënul faatixa lu muy wuti màkk. dañuy mais looloo xew Sénégal. bu mënul faatixa sax doo julli. waaw dafa nank parce que c'est une condition sine qua non ci julli. wala nga leb mani xoolal négocier lépp ba mu des faatixa ku mënul faatixa lu muy wuti màkk. ah kon ku mënul waroo dem màkk. déedéet ku mënul faatixa waroo dem màkk. wala nga leb tontu ku mënul faatixa waroo dem màkk. loo fay wut. prospère. parce que doo julli. prospère. bu ngeen ci duggee rek yàq li may wax. allez-y Bara maa ngi jégalu. wala nga leb sax billet màkka bi leb boo xam ne bii est-ce que da nga ko fay donte mën ngaa leb fay ëllëg mu nekk lu dagan. waaye da nga dem daal màkka parce que culture la. tabaski nga def ko farata te sunna la dana ci yëngal sa sëy ba sax jaral na la tas mbaa nga leb ci xar jéem a matale bu tabaski rombee dootoo lekk dootoo naan ndax fay bor. ponk yëpp mën naa la wax ni ñu koy doxale fii noo xam ne dara du ci lislaam aada la culture la mais bi nu intéressé muy ñaari jabar ñetti jabar ba ñeenti jabar nga jël yow aawo mu safaanu daanu nga danu ne la jiw bu baax da nga koy ji ci tool bu baax da ngay xool jabar ji bala nga koo takk soo ko xoolee ba mu baax nga takk ko yàpp aucune raison que muy takk tubayam ne dooma jege yàpp aucune raison que mu naan la duma la toggal duma la yekkal di la bëmax ay bool yu sedd ak di indi fitna ndax bu ko defee fa nga ko jële am na fa ndey am na fa baay am nay nijaay te foroo ko ci mbedd bi da nga koo jële da nga ko war a jële doom ju baax it dana ca juddu ndax jiw bu baax la wax tool bu baax
da ngay am gàncax gu baax gàncaxu sën rapidement mu ne nii nekk njëmb bu gudd ak baara sëq waaye ñaari fan mu ne kamaj mënoo cee am dara kon na nga xool d'abord ki ngay jël am nga jenn jabar ju baax jenn ju baax Prospère bu ma la yanoon 1 milliard muy peser presque 200 kilos nga ne am naa benn milliard man la yóbbul nga wax man la kaay ma yan la ci 2 milliards wala 3 do rayuma la am nga benn bu baax rek da ngay wuti beneen bu baax wutiwaat beneen bu baax au nom de quoi am nga benn bu baax téye ko defar ko defarul yow ku góor ki mi ngi ëpp importance ci yow ku góor ki waaye li nu teg jigéen ñi forcer leen ko di leen ko imposer jigéen ñi xel mi gàtte la ween wi gàtte la xel mi ay code yoo xam ne góor ñee ko inventé pour soumettre leen ñu dem ci soumission di leen raamal di leen toroxlul di leen andil fitna fexe nañ ba jigéen mënatu la sax jur ku baax ndax dañuy jël ku keneen koo xam ne ki yow mérité wul sax ñëw sëyandoo ak ñoom ñu andi ko mu perturber seen sëy yow xam nga histoire yaayu Lat Joor bi mu demee Jolof sëy yaayu Lat Joor Jóob Ngoone Latiir Faal bi mu demee Jolof sëy dafa woo baayam déedéet Alburi yaayu Lat Joor laa la wax waxuma la yaayu Lat Joor waxuma la déglul yaayu Lat Joor Ngoone Latiir dafa sëy woon Jolof sëyam bu njëkk waaw mokkan dafa dem sëyi ne baayam damaa dikk fii ñu di ma làkki kalaado di ma soxlu damaa bëgg nga jëlee ma fi yóbbu ma ñu jox ko saa xewar ñu ne kan ko jox mu ne bu ma sëyoon ci law bi sax danaa ci am maalaw jigéen da nga koy dugal fu mu mën a sëy bu rafet may ko chance mu jéem a liggéey léegi nag da ngay gis koo xam ne mi ngi liggéey ñu dem andil ko nag keneen koo xam ne ñëwul dikku lu soxlu ko sëyam bu njëkk mi ngi ko sëy ak ma kodd yaa ne baru kodd fa moom la sëy voilà daal di am Birima Ngoone Latiir jeex na ma kodd dëkkul foofu d'accord tonton Bara ma kodd Birima Maawa Ngoone Fall moo ko jur waaw dama ni dem na sëyam bu njëkk demul Jolof ba tey dem na sëyam Jolof sëy na bu Amadou Yàlla moom moo fa dem sëy na bu xam naa loolu xam naa ko man Louga laa dëkk te xam naa ci dara waaye dama ni la daal di fay am Alburi Biram Pende Ñeeme papa bàyyi tonton Bara mu yeggale ci kii wala après ngeen waxtaan ci histoire loolu bis boo ci amee émission nga woo ma donc loolu noonu jigéen day taxaw ne man lii laa bëgg damay dem sëyi kër diw danaa fa jur ponkal damay dem sëyi kër diw danaa fa jur ngand waaye bu fekkee ne yëf yaa ngay dem ñu bëgg koo soxlu bëgg koo indi li problème danaan déedéet du may dem defi neneen pour mën a am jàmm ji nga xam ne ji man moom laa yéene sama bopp yéene ko sama jëkkër mais góor ñi seen bopp ñooy lëjël ci toppandoo lëjël ci daraja lëjël ba takkal seen jabar wujj wuñ ko ruloon takkal te defaruñ ko sa aawo am na nooy def sa aawo doo wuti ñaareel ku nam mu ñaareel nag ba dem wuti ñaareel wala ñetteel wala ñeenteel boo ko joxoon fukki itam mën naa am du doyle ca moom la non man nan laa nekk féministe damay tooñ bu diggee ci gémmiñu góor moom xëy na boobu féministe nga wala lan la kii lan la soo man yi xoolal man su ma ko mënee sama soxnaa ngi may dégg su ma ko mënee danaa takk ñaar ba ñett ba ñeent su ma ko mënee waaye gis nga su ma ko mënul du ma ko forcer du ma ko imposer du ma ko def parce que wóoyeey déedéet dama koy teg ci yoon sama jabar ni ma bëgg mu mel ko dana ko mel bu bëggee ñu dëkk dana ma bëgg samay dana ma bëgg sama njaboot nekkal sama yaay ak samay doom tegu ci li ma bëgg loolu noonu lay def. d'accord merci tonton Bara Pros. merci beaucoup tonton Bara moom d'accord ma ak moom parce que mënuma d'accord ci ne boo neexee boo ma yeboon benn milliard boo ma yeboon ñaari milliard maa ngi lay sonal yaa ngi may sonal.